di am mbégte rek si bis bi nga xam ne dañ ko tuddee suñu rakk suñu doom suñu xarit muy As Joxaane ñu ngi koy tooñ léegi ñu naan ko le plus jeune parrain donc mobilisation bi am actuellement nii wane na ni vraiment nit yi kontaan nañ si te am na cër si biir nit yi jox nañ ko cër di ñaan nag yàlla ni mu commencé nii mu jeexee noonu ñu commencé ko ak bismillahi rahmaani rahim te ñu terminé ko alhamdulillahi rabbil alamin. asalaamaaleykum waa Mbarmi TV donc je me présente d'abord maa ngi tudd Pape Ndéla Gueye nekk président ADEPG tey sunu teewaay fii nag du dara waral ko lu dul ki nga xam ne mooy As Joxaane nekk frère si ñun vraiment tey waa Touba tuddee ko bés donc pare na ko foire bi donc mu waxoon nu ko tamit wax dëgg yàlla lépp lu ñu jàppoon tey doon ko war a bàyyi ñëw soutenir ko ànd ak moom ak bés bi quoi ñëw fekkee événement bi incha allah rabbi tey daal loolu moo nekkoon sunu tànk tey di ñaan yàlla sunu borom mi dara tëwul ñu dem ci bismillahi rahmaani rahim ñu bis alhamdulilahi rabbil alamin d'abord di leen remercier parce que au nom de Mbarmi TV macha allah parce que gis nañ liggéey bu rafet bi ngeen liggéey ci élevage bi donc di ñaan yàlla rek suñu borom sàmm leen barkeel élevage bi yàlla yóbbuñ si jàmm delloo si jàmm loolu moo nekkoon suñu teewaay tey. waaw xanaa gannaaw moo leen nuyoo pare di wane suñu contentement rek ndax élevage ni muy doxee nii ñun loolu lañ doon ñaan mu dox ba pare nekk benn te mi ngi dox te gis nañ ni ngi nekk benn parce que déjà léegi ku am xew-xew éleveurs yëpp dañuy daje fi gën a jege àndandoo dem dox ñun éleveurs yëpp ñu ngi àndandoo dem jàppale ji As Joxaane gunge ko pour dem Touba loolu kontante la. bon asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokku téléspectateurs yi suivre émission bi di ci jiital nuyoo bi yow daa di féliciter le parrain man maa ngi tudd El Hadj Soubérou Diakhaté di secrétaire général RENADES président ADER donc di féliciter vraiment parrain bi muy As Joxaane nga xam ne bi ñëpp taxawee ne kat foire bi muy foire Touba ku ne xam na ne foire Touba dafa am facture ñu ne tuddee nañ ko As Joxaane ñëpp bi ñu ko déggee éleveur dañ ne le choix est légitime parce que delloo nga buum ci mboy ba parce que As moom ñëpp ko xam ci sàmm mais aussi yéen di leen féliciter parce que fu éleveurs yi taxaw teg nga fi seen tànk donc yéen ñëpp vous êtes infatigable ay nit ngeen yoo xam ne ni vraiment ñu ngi rafetlu seen liggéey ànd ak ñun te xaaru leen ci dara lu dul élevage Sénégal jëm kanam di féliciter aussi tamit waa Touba yi nga xam ne ñoom ñooy organiser journée bi parce que Touba lañ ko tuddee sax mais boo xoolee c'est pratiquement c'est tout le Bawal waaw tout le Bawal ñoom ñëpp fay exposé donc fas yéene ci dem ak jàmm fekk fa jàmm am ci ndam ñibbisi ak jàmm bàyyi fa jàmm jërëjëf daa. maa ngi nuyu mbokk éleveurs yëpp daa maa ngi ziare donc li ma ci gis rek mooy bis bi dafa gën a rafet gën a neex damay wax que ne Touba moo mel noonu nag ñoom lu ñu organiser rek beneen année bi ci topp day daax daaw ku ne xamoon na ne bis bi neexoon na trop macha allah amoon na ambiance mais gis naa ne ren moom mooy dàqati incha allah rabbi ndaxte ki ñu ko tuddee nit ku baax la macha allah te éleveurs yi nag yàlla moo dogal seen lépp benn la. que ñu tuddee daa que ñu tuddee Balla que ñu tuddee As Joxaane éleveurs yi moom ku ñu tuddee day ñëw ànd kook yow te li koy neexal mi ngi ci éleveur du ci nit ki en personne donc bis bi vraiment neex na macha allah ñuy remercier suñu mag ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ci élevage bi parce que li yëpp soo amee ñoom ñoo ko waral di remercier waa Touba bu baax a baax macha allah yéen di leen remercier waa Mbarmi TV ci liggéey bu am solo bi ngeen def ndaxte da ngeen gën a yaatal mbir yi macha allah. asalaamaaleykum waa Mbarmi TV maa ngi leen di nuyu man la Pape Gueye Medina vraiment liñ fi indi tey mooy As Joxaane nekk membre l'ADAM ñoom la ñu invité def ko parrain Touba donc loolu mooy suñu teewaay tey quoi donc vraiment di rafetlu yéen ñëpp seen teewaay ci ñuy ànd gunge As Joxaane. maa ngi nuyuwaat ñëpp di nuyu waa Mbarmi TV bu baax a baax lenn rek moom xaw a métti wax dëgg yàlla gars yi war na leen wutal oto bu baax wante taxi laa gi tey suba ñuy jël si loolu c'est pas normal luy doxal groupe mooy Mbarmi TV di gërëm ñëpp di ziar ñëpp wax dëgg yàlla bésu As Joxaane bi. mu nekk bis boo xamante ni élevage rek moo gagné tey bu nekkuloon tey bëgg-bëgg xarit tey jii doo fa gis kenn du ma xam daa du ma xam abukan du ma xam kenn wax dëgg yàlla xar rek moo jar lii nañu dem Touba ak jàmm ñibbisi ak jàmm jël fa ndam. ñu toog ak Bamba Assirou borom Boy Talla ak patience borom bergerie Bamba Assirou waaw Bamba ñu ngi lay laaj tey lan moo nekkoon sa teewaay tey fii nii. jërëjëf Serigne Mangane maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur Mbarmi TV yëpp. di siyaar waa Mbarmi TV bu baax a baax di leen ñaanal jàmm waaw di wax ne laaj nga question bu am solo li ñuy tax teew fi mooy ñëpp xam nañ ne foire Touba bi commencé na tey lañ war a def seen cérémonie officielle ñu jël foire bi tuddee ko nga xam ne mooy As Joxaane te As Joxaane nekk suñu mbokk éleveur
te lii dafa rafet daal képp koo xam ne tuddee nañ la foire rek amoo lu dul say mbokk te say mbokk yaakaar naa éleveurs yi mënuñu see jiitu daal waaw léegi nag moo tax nag ñu xalaat ne war nañoo mën a ñëw jàppale ko si bisam bi ànd ak moom gunge ko ba Touba incha allah. waaw salaam sama gars yi maa ngi ziar ñëpp waaw waa mbaar bi maa leen di ziar éleveurs yëpp di mën a Tafa Diallo Belgique Mame Fallou waaw di rafetlu initiative u AS bi te AS suma waay la waaw ñu pare ne ko Fall Touba yi moo tax éleveurs yëpp ñëw teew si waaw ñu koy rafetlu di remercier éleveurs yi ñëw teew yëpp waaw di si kontaan bu baax a baax. waaw maa ngi leen di nuyu éleveurs yëpp di leen sant di leen gërëm maa ngi leen di sant yéen ñëpp wax dëgg fa yàlla. tey jii ñu tuddee la li nga xam ne mooy foire Touba su ma juumalee muy 13e édition tey jii ban gis-gis nga si am ak ban yëg-yëg nga si am. waaw kontaan naa comme ni ma ko waxee depuis commencement bi maa ngi kontaan bu baax di sant éleveurs yi bu baax a baax gis naa taxaw bi gis naa jàppale bi quoi maa ngi leen di sant ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn waaw. ñu lay oowee le plus jeune parrain ban gis-gis nga am ci loolu. waaw mooy sant yàlla bi rek maa ngi sant bu baax a baax xam nga loolu moom dama koy sante waa Touba ñi am yéene jël seen bis jox ma ko maa ngi leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm waaw. donc ñu teg foofu suñu loxo waajal départ bi ànd ak yow gunge la ba fi nga xam ne mooy Touba Mbacké gunge la nga waxtaan ak sa ñi nga xam ne ñoo la invité waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo la fay dalal après ñu ànd ak yow nga waxtaan ak ñoom sant éleveurs yi après ñu wàññeekuwaat jàmm incha allah. waaw incha allah kon ñu tege ci yoon bi maa ngi leen di sant tamit yéen waa Mbar mi TV bu baax maa ngi leen sant gis naa jàppale bi gis naa taxaw bi depuis bi ma leen ko waxee ba tey tànk loo leen ma yéen a ngi may woo di ma soutien di ma laaj mbir mi nu muy demee maa ngi leen di sant bu baax di sant éleveurs yëpp waaw ñu ñaan yàlla yóbbuñ ci jàmm quoi. ren nag dañoo jël benn thème ñun allez mooy thème bi nga xam ne moom le président de la République jëloon ren ci journée nationale de l'élevage muy amélioration génétique mais ñun dañ cee boole solidarité et partage bokk ci séddoo boole itam système d'emploi amélioration génétique nag bu ñu ko dee wax malheureusement monsieur le directeur de l'élevage journée nationale de l'élevage bi ñu ñëwee joxuñu parole sax pour ñu wax ñun waa Ladoum xëy na loolu lu yàlla dogal la mais doon na baax ñu joxoon ñu parole ñu wax ndax bu ne amélioration génétique bu ñu ko waxee ñun ñi nga xam ñoo yëngu ci Ladoum kenn jiituwuñu ci bu ñu ko jiituwu dañoo war a bokk ci kanam kooku dañu koy yóbbante monsieur le directeur bu dee mu joxal ni ko ci loxo ministre bi mu joxal ni ko président de la république xamal ko ni ko ñu yëngu ci xarum Ladoum bu ñu nee amélioration génétique ñeneen ca kanam lañ leen war a boole ndax ñun chaîne bi ñu yor kenn mësul dégg ñu importé am xar ko fi ma si dégg na ko wax pourtant ñu importé ay nag ay Gujarat ay Nelor n'importe quelle sorte de bœuf ñu ngi fiy ñëw ñu ngi fi indi ay chevaux ay fas mais
état bi musul jëlum xar jëlee ko bitim réew indi ko Sénégal. xar yi fi nekk yëpp fii lañ ko liggéey kon ñun bu ne amélioration génétique ñun ñoo nekk si bopp bi te bu ñu joxoon par journée nationale dañu wax le président de la République mu xam te kon dañuy jiital jox ñu suñu gët ndax ñun ñooy jëlay xar di ko liggéey ba mu yéeme ba ku ko génn ci monde bi gis ko ñu ne lii fale la ñu ne Sénégal ñu ne c'est pas possible. te jëggaay wuñ ko fenn li état war a def mooy ñu fexe ba wutal ñu lu mel ni ay banque de conservation yoo xam ne danañ mën di conserver li nga xam ni mooy deretu xar yi nga xam ne ay champion lañu di gaaw a daanu ñu gaaw nit ñi naan kañ la def mu la ku ne naan lay la ko mënoon doomam di réccu ñu fexe ba def monsieur le directeur ñu fexe ba def ay banques yoo xam ne dañ ko yóbbu ci dans les régions ñuy conserver li nga xam ni moom mooy deret jeune bi ñu koy dégg nga xam ni mën na fee jógee presque 15 ans 20 ans jeune boobu nekk fi ay doomam di juddu loolu état de forêt def bu fekkante ni mi ngi liggéey ci amélioration génétique waaye xar mu baax mu fi jar na 50 millions wala 40 millions balaa am 4 ans mu daanu ñu perte ko mu loon doomam toog loolu état war na ci taxaw dañu war a wutal li ñuy wax CIMEL nag bi ñu ko waxee mooy centre d'impulsion et modernisation de l'élevage uniquement pour l'élevage def ay loolu bu ñu ko wutalee am na sax ci région yi monsieur l'inspecteur monsieur le directeur xam ne li may wax nekk na mais ñu fexe ba ñun tamit ñun côté bii ñu fexe ba am tamit CIMEL ñu fexe ba xar yi nga xam ne moom la ñu yore état bi di ci jënd ay maal di ko yóbbu ci inspection de l'élevage yi wutaleen fa ay box comme ni ñu leen defee ay aara nga xam ni benn jigéen sax boo amee benn xar tey bëgg laa dum ci amul doole mu mën a dem foofa ca vétérinaire ba su demee dugal seen maal bu ko neex foofa mu ni dee ma gënal mu kii ko waaw mu sayil ko mu fay la muy fay loolu day nekk bénéfice boo xam ne ba tey di recevoir ci état bi kooku it mën a am laadum mais ñi mën a jënd laadum bariwul ndax cher nag te day gën a cher kon nañ jàppale ñun nag soo gis ne solidarité partage tey temu ren bi en tant que Baye Bada président maa ngi wax ni man sama kër maala nga fa képp kuy éleveur ba nga xam ne ci Sénégal xool nga sama maal ba mu neex la ubbil naa la samay porte boo ñëwee dugal sa xar mu tëgg. il est jeune par l'âge mais quand même kilifa la. waaw moo tax waa ALED ñoo tànn ko. te aussi c'est un bon éleveur. je dirais pas que c'est un grand éleveur mais je dirais parce que suma rakk la je lui jette pas des fleurs mais je dirais que c'est un bon éleveur. mu nekk xale bu baax xale bu yaru bi nga xam ni xëy na man yàgg naa jëflante ak yaayam marché HLM mais moom bi mu ko xamee peut-être ça fait ay 7 ans 8 ans àll Gueye bii toog fii moo ma ko présenté woon. et depuis boobu daf ma jàpp comme mag jàpp ma comme conseiller mu nekk nit boo xam ni nag dafa bëgg élevage te def si farlu te def si nangoo sonn def si nangoo investir. looloo tax mu am résultat bi mu am bi tey ji su toogee ba su ay concours am mu yéeg podium su ay xar su ñu tuddee xar bu baax tudd xaram fu ñu jaayee prix moom mu jaay prix bu baax ba ñu ràññee ko ba di koy parrainer c'est parce que dafa nangoo sonn ci élevage c'est parce que dafa nangoo déglu conseil c'est parce que dafa am yar donc président Bada may remercier bu baax ci loolu ba pare di la ci féliciter parce que vous vous êtes pas trompé leneen li nag xëy na ma dugg rapidement ci thème bi parce que vous parlez de d'amélioration génétique effectivement ren loolu moo nekkoon thème journée nationale de l'élevage moom ak culture fourragère yi ñun aussi au niveau du Saladam loolu moo nekkoon suñu thème fii aussi mu nekkaat fi thème loolu day wane ni importance su thème bi dafa am solo parce que thème bi ñun la c'est à notre image tey jii on parle d'amélioration génétique effectivement Bada Dieng yeneen filières yëpp dañuy importer tey jii ñii di produire lait vache laitière yu ñuy importer dañuy ndamoo ñii di produire yàpp yenn nag yi tamit mënuñu dem sans nagu Mali yeeg yooyu mais ñun tey jii am nañu suñu propre produit boo xam ne moom la ñuy ndamoo mais tey jii mun nañ ne voilà importer tuñu c'est vrai que avant daan nañu importer ba xëy na bali bi moom la ñu métissé ak laadum bi sax ba am lu ñu am lii instant bi mais léegi c'est l'effet inverse léegi maliens yi ñoo jël fii di yóbbu mais loolu doyul tey jii on parle d'amélioration on a presque fini d'améliorer mais fu mu ne nii dañu nekk ci point mort
dañu nekk si point mort parce que tey jii ñiy def économie xam nañ ko am na sooy progresser di progresser dina am fooy egg fu ñuy naan point de satiété foo xam ne mënatoo fa dépasser daanaka ñun xëy na egguñ foofu waaye jege nañ ko donc nag gouverner c'est prévoir dañu war a jóg suñu bopp balaa ñuy egg foofu parce que suñu eggee foofu mooy nii dañuy produire suñuy laadum duñu am kuñ ko jaay mooy nii duñ ko exporter mooy nii dañuy perte te tey jii ñun ñuy toog fii yëpp dañuy jël suñuy millions yu bëri def ko si laadum am na ñu toog fii tey jii dañuy jaay seen kër investir si bergerie am na ay moodu yu fi nekk ñoom dan ñu ngi nii toog lépp lu ñu liggéey bitim réew si xar yi lañ ko investir am na ñu ay cadre de l'administration ñu ngi fii lépp lu ñu épargner si xar yi lañ ko def mais loolu tey jii suñ ko sàmmul suñ ko toppatoowul bu ëllëgee su échoué fan lañ jëm donc war nañ si jublu si mooy tey jii ñu xool lan moo ñu gën a sonal si milieu bi nit yi dañuy faral di wax booy aliment bi cher na booy médicaments yi cher na mais le problème c'est pas là le problème mooy tey jii aliment su jaroon 1000 francs médicaments yi su jaroon 500 francs te jaayuñu duñ dem fenn aliment bi tey su jaree 15000 francs te ñu ngi jaay 5 dinañ dem si yoon donc problème bi njaay bi la tey jii élevage bi jaayuñu parce que tout simplement marché yi mu ngi commencé restreindre mais marché bu commencé restreindre da ngay créer marché bu bees naka ko koy créer mais nga ubbeeku à l'étranger dès l'instant que am nañu race bu nga xam ne amul fenn si monde bi mais dañu war a ubbeeku bitim réew mais soo bëggee ubbeeku bitim réew nag da ngay am sa identité tey jii race yi ñuy importé dañu am seen identité tey jii le charolais français l'île de France wala le Suffolk wala le Santa Inês brésilien soo tapé Google dañ lay jox description bi jox la lépp mais tey jii laadum soo tapé Google dañ lay wax way un Aboukan wala un Khadim Thiam wala un Baye Bada am na magistrat am na lii am na lële donc tey jii pour lu war a loolu c'est parce que le laadum n'est pas homologué donc tey jii moo war a nekk suñu priorité loolu nag ñun au niveau de la FENAFO ñu ngi siy liggéey bu baax a baax te sore nañ si on est en train de caractériser suñu paree caractériser dinañu dem ba catégoriser ba homologué laadum bi ñu reconnaître ko suñ ko reconnaître à partir de ce moment là nag war nañu mën a yaakaar dem étranger jaay foofu liggéey boobu nag FENAFO rek doyul FENAFO mu ngi koy liggéey sore na si mais bëgg nañu ñeneen ñi nga xam ni bokkuñu si FENAFO jàpp si bëgg nañu tam élevage booloo nekk benn pour que ñëpp mën a liggéeyandoo te wax fa dëgg yàlla si dynamique boobu la ñu nekk ñun si élevage bi yëpp loolu moo waral tey jii soo leen xoolee depuis un certain temps fépp fu ñuy dem ñooy àndandoo tey jii gis ngeen ni délégation année yi passé yëpp délégation Adam wala FENAFO day dem Cotem Renades dem Cotem keneen dem Cotem mais ren gis ngeen ñun ñëpp dañoo regroupé àndandoo nekk benn délégation ñëwandoo ba fii te on le fait depuis un certain nombre de temps loolu c'est parce que décidé nañu dépasser suñuy querelle intestines yi suñu querelle yeneen yi nga xam ne amul solo décidé nañu fàtte suñu bopp lenn la ñuy jiital mooy élevage du Sénégal na jëm kanam parce que su suruxee ñun ñëpp ay perte donc dynamique boobu laay lancé appel ñëpp a jàpp si ñu booloo nekk benn parce que tey jii wax naa ko keroog bi ñu ñëwee kër ga jaale si nee naa tey jii ñi nekk Renades ñoom ñoo nekk Adam ñi nekk Adam ñoo nekk Renades tey jii am na ñu nekk Adam ñoo xam ne tey jii Soubérou bii la ñu gën a jege am na ñoo xam ne ñu ngi Renades man mii la ñu gën a jege parce que xaritoo yàlla moo koy def donc loolu on n'a pas le droit ñiy jaar fii ñiy jaar fële dëkk yi gën a avancé ci élevage tey jii benn kaddu la benn fédération benn kii la donc loolu dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax bàyyi xel roy ci européens yi nga xam ne ñooñu gën a avancé wala brésiliens yi tey jii Brésil benn fédération moo fa am muy filière ovine bi muy filière bovine bi benn fédération moo fa am benn fédération boo xam ne ñoom seen siège ñun am na direel du ma weddi bi ñu fa defee fédération bi seen siège toll na comme CICES c'est des dizaines d'hectares ils ont à leur actif benn hôtel 5 étoiles ñoom ñoo ko moomoon seen bopp ay station yu mel ni la croissanterie bi nekk ci Total yi ñoom ils en ont des centaines dans toutes les villes croissanterie yooyu ñoom ñoo leen di jox yàpp pour dire rek que loolu c'est un exemple à saluer joxe naa keroog exemple en France tey jii ñoom suñu ayee salon président moo fay jiitu jour bu muy ñëw foofu 7h30 daf ko fay fekk suy ñibbi 19h30 20h lay ñibbi te lu nekk dinañ ko fa yekk
dinañ ko saaga dinañ ko sotti meew dinañ ko def lu ne mais day toog rek pourquoi parce que dafa respecté éleveurs yi parce que éleveurs yi dañoo booloo nekk benn tey jii le syndicat des agriculteurs en France bis bu ñu yëngatee le gouvernement il tremble donc loolu lu leen ko may seen doole ñun nag doole boobu am nañ ko waaye mu ngi nelaw pourquoi mu ngi nelaw parce que booloo ñu nekk benn léegi nag comme décidé nañu booloo nekk benn mag ñi dañuy ñaan ngeen ñaanal ñu loolu jëm kanam ñeneen ñi tamit tous les acteurs ñi fi toog yëpp ay acteurs lañu dama leen di lancer appel ñu yombal loolu ñu jàpp si loolu pour que suñu élevage suqaliku parce que sans cela suñu élevage du dem fenn. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu éleveurs yi bàyyuma kenn maa ngi sant yàlla bu baax di leen nuyu ñoom ñëpp képp ku teew man lay gërëm di la sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yàgg su ma fi nekkee di lim ay tur dinaa ko nit mais maa ngi sant éleveurs yi yëpp bàyyuma kenn sant naa leen gërëm naa leen gis naa jàppale bi bis bi defe naa ne ñoom ñëpp dañu ko def comme seen bis. dëgg la loolu ñu ma leer la. yaa ko mérité. ma tax sant naa dong lay mën a wax boobu ma leneen. maa ngi leen di sant samay waajur di sant suma papa di ko ñaanal suñu borom xarit ko àjjana. topp sa xol. oui c'est émouvant. tàccu leen ko bu baax a baax. ah bés bii nag ñëpp bëggoon nañ ko de. waaw dégg nga li mu ñaamal si wax léegi. merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf. Mour Niang jërëjëf dégg nga li Mour Niang man si wax léegi merci beaucoup nañ ko bàyyi mu toog tuuti ma jox ko ndox mu naan ñu daal di dellu si waat oui ay c'est émouvant ñu dem ay ca doxalal di sant sama waajur bu jigéen man koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi ba mu fekk suma njëriñ maa ngi sant éleveurs yi daal balaa mën a yem jërëjëf yéen ñëpp waxoon léegi ci suñu tàmbali wax ni ka la tette ba nga man ca la nga man kooku sëb sëriñ la dëgg la ka fekk nga nekk ci ak lëndëm mu jiñ la ba nga nekk ci ak leer kooku sëb sëriñ la dëgg la ka fekke ba nga manul xamoo amoo mu fexe nga man xam am kooku sëb sëriñ la kon bu ñu tàmbalee suñuy wax ci sant mu tëje ko ci sant ay waajuram jooy loolu dal na am xel kuy làmbatu bëgg ngaa daj kuy say waajur ñaanalul jàppalewuñu la sa xel di dem ci ñoom ngay jooy kon ñu ngi ñaanal suñu waajur wa jiitu suñu borom oyofal suuf ci kawam wana la ak yaakaar yi di ñaanal suñu waajur bi fi des mu des te desetaan ak wér asgor bu jëlee lu baax jox la boo dajak moom boo amul lu ëpp la mu la joxoon delloo ko la mu la joxoon taas ak i bokkam sant rek moo leen war kàddoom laay waxee ak kàddu nijaayam waaye kàddu Abou Sow ma la toog Abou Kane ma la toog mu wax ni heure bi dafa dem bu du fi tokkee di lib day yéeme te nag ne ci xef yi di lappi ne ci xol bee ko gën te nag yéene moo ëpp ak pay jëf yàlla mooy aji xam di kumpa moo xam li nëbb moo xam li feeñ mais as mi na ngeen seede ne bu xol amoon fenêtre bu ñuy tijji ak tëj xolam bii bu ngeen ko ubbee day fees del ci cofeel ak mbëggeel ak mbégte ndax li ngeen ko defal moo xam ne lii ma yor seen ancien yi ak ñi àndoon la góor gi di yëngu ci lii merci beaucoup jërëjëf merci. dañu waxaale ci yoon wi maa koy jënd moo ko wax de. jërëjëf. tàccuwaat leen lii waay. oh borom daaru merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup. léegi nag Baye Bada Dieng. téléphone bi sa téléphone boo demee. gars yi. kan moo des. président.
baax fii bergerie Mbawar Fall élevage la Cheikhouna Diop nekk Daara Jolof moo ko andi fii di wax ne foire bi daal ni ñu ko gisee wax dëgg neex na lool boo ko gisee ni li exposé xariñ fi exposé ren ak xari daaw yi bokkuñu foire bi ni ñu ko doxale daaw ak ni ñu ko doxale ren am na yokkute bu baax dëgg ñu ngi sant bu baax di gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw di waa Mbarmi TV di gërëm waa Daara Jolof gi ma jógee yëpp di leen ziar bu baax di remercier waa Alet ci foire bu neex bi di leen ñaanal jàmm ak xewal jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa élevage Touba di nuyu élevage Sénégal yëpp man la Cheikhouna Ndiaye nekk fii ci foire Touba muy sama première exposition waaw di nuyu waa Mbarmi TV ñëpp bàyyiwuma kenn di rafetlu seen teewaay fii ci foire Touba bi waaw di ziar éleveurs yi exposé fii Touba yëpp waaw di ñaan yàlla ñu yàgg ko exposé ñun ñëpp ñu fekk ko xar yi niveau bi gën a yokk ci barke Sëñ Touba maa ngi ziar ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu Abo Fall mi nga xamante ni mooy sama coach ci élevage di nuyu Ousmane Ndiaye mi ma deneel box ak Cheikhouna Diop bàyyiwuma kenn sama xar yi fi exposé yëpp maa ngi leen nuyu di ñaan yàlla bu déwénee ñun ñëpp ñu fekkawaat ko te xar yi niveau bi mu toll ñu romb ko ñun ñëpp waaw ñu ngi ñaan ci barke Sëñ Touba ñun ñëpp ñu fekk ko di ziar waa Mbarmi TV di leen ñaanal suñu borom waaw foire bi moom man maa ngi doog exposé foire bi mooy sama première exposition waaye ni ma gisee foire bi gars yi ñu ngi góorgóorlu ndax daaw ñëwoon naa xool xar yi mu rafet ma jëndi xar waaye bi ma ñëwaatee li ma gisoon daa yokk wax dëgg yàlla niveau bi yaakaar naa ne yokku na waaw di ñaan ci bu déwénee tamit buñ fa waaraatee niveau bi gën a yokk ça va waa Mbarmi TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar vraiment di rafetlu seen liggéey bu baax a baax vraiment gis nañ seen taxawaay ci élevage vraiment kontaan nañ ci trop doxe ngeen vraiment nday ji seex amoo leen vraiment ko leen di jël di bàyyi kële vraiment waaw ñu ñëwoon fii exposé jógee Dakar fekk si suñ benn grand bu ñuy wax Issa mu ñëwoon exposé fii Touba xam nga Serigne Mangane mooy suñu kër si mooy suñu lépp ñuy jàngal ci élevage vraiment dañuy tette bu baax a baax kon maal bi doomu kii la doomu jëwriñ doomu ado la saawu ado la quoi kontaan ci Mbarmi TV vraiment kontaan ci trop seen doxin ci élevage rafet lool comprendre nga ñu ngi doxee nday ji seex xam nga gis seen liggéey vraiment bi ñu leen gisee ci élevage ba léegi élevage yokku nañ ci ay jéego daal Mbarmi TV yokku na ci élevage lu bare parce que da ngay gis ñoo xamante ni doonuñu ay éleveurs sax di lay wax ci Mbarmi TV kontaan ci trop vraiment rafetlu di koy rafetlu seen liggéey trop jaajëf waa Mbarmi TV ca kanam. salaamaaleykum mbokk auditeurs yi waa Mbarmi TV maa leen nuyu baax di leen siyaar waaw maa ngi yéen ma fekk fii tey boxu Touba ñoom rek xam nga mu fekk fi maalum mag champion mag muy Ramadan foire bi nag vraiment am na innovation xam nga Touba ñoom rek tamit def si liggéey bu am solo jël 3 box indi ay bêtes de qualité xam nga ñëw exposé fii pour fas yéene wane liggéey bi voilà yéen tamit vraiment amuñu seen fay waa Mbarmi TV waaw liggéey bi daal mi ngi fii xam naa après ngeen jël ko rek ñu wan leen ko incha allah rek Ramadan do ay caaxaat jaajëf. daaw damaa indi xeer mu am nu mu demee nag man ragaluma koo wax parce que lépp lu fi nit waxaat nit dana ko waxaat maa buñ ko waxaatul ñu ko déggee ña koy dégg danañ mën a tontu daaw damaa indi samay xeer ñu escalificaatuma dugguma concours xam nga daaw xeer daluma de nit ñi dañoo am lu leen réeree damaa dugal samay xar ñu génne xar yi xar bu duggul nag kenn mënta concours bañ lay gañee ren nag damaa indi sama pikk boo xam ne nii ragaluma la ma doon wax ba léegi loolu laa wax muy xar bu rafet xar boo xam ne nii xool naa xar yi xool sama xar comparé ko ba tax na mën a pikk laa indi Mbarmi TV yàlla na seen fan gudd ñu ànd ak kattan doole lépp lu ñu bëgg a liggéeyal élevage liggéey ko ci barke Seydina Mohamed yéen ay kàkki ngeen li ngeen di def dafa set sell ba pare ngeen teg ko ci yoon bu ñu leen amul woon toro seen rôle kii mooy sama aawo mooy nabu dootu leen ko laajte di liggéey bu rafet ci élevage bi yàgg barke Sëñ Touba Mbacke bi ma nekkee ak moom dañ ma daan wax ne ma boo takkee ñaareel da nga am problème ma ne leen jox problème ñu ne ma nabu ni mu mel ci xar yi pour nga am ñaareel bu dikk mën koo relève day doon problème ma ne leen da ngeen a xamul Cheikh Moustapha Baye Fall Lamp ndax Cheikh Moustapha Baye Fall Lamp ni muy yore jigéen bu jigéen duggee ci këram fu mu jaar li mu bëgg da koy bëggale barke Serigne Touba Mbacke kii nag ñëw barke Serigne Cheikhouna Mbacke lu nabu doon teg rek noppal na ko lépp lu nabu doon def ci mbaar mi kii bi mu ñëwee daf cee noppalu billaahi wala lu nabu doon def ba nit ñi naan nabu moom bi mu ñëwee da koo noppal waaw kon nag yàlla nañu yàlla jàppale kattanal ñu dooleel ñu ci barke Seydina Mohamed yéen a ma gën a xam ca kanam. bon salaamaaleykum yéen waa Mbarmi TV maa ngi leen di ziar bépp spectateur Mbarmi TV di ziar tous les éleveurs waaw ñoo ngi fii si foire Alet bi
waaw kii mooy Aras waaw Aras Bar di champion Saladam Espoir 2020 waaw moo nekk nii tey jii dikk si foire bi tey pour jëmbal ko waaw war a bokkaat si bagage yi waaw préparé nañ ko nag wax dëgg yàlla daal comme ni ñu waajalee xar yëpp daal ay naataangoom rek la fi fekk nag waaw. Mbar mi TV nuyu naa leen di leen ziar waaw daaw foire bi ren ni ñu ko gisee mooy macha allah organisation mention spéciale parce que fii bu ñu fi daan foire bu ñëwee doo fi ñemee sax taxaw ndax poussière bi da daan jolli mu tàng air bi du am fenn fu mu jaar mais ren moom gis nañ ni organisation bi jaar na yoon mention spéciale ci organisation bi. waaw bergerie fi mooy bergerie TF élevage bu Baye Bada Dieng waaw bergerie bi xam nga rek sama papa moo ko jiite man maay doomam di taawam ñu bokk liggéey maa moom ànd si di ko liggéey mu nekk liggéey bu rafet ñuy diisoo di waxtaan du am dara ci réeroo ñooy defandoo di dindandoo lu mu si wax mooy am moom lu mu si wax mooy am parfois sax samay kàddu la jël sa di ko jëfee si bergerie bi bàyyi ay kàddoom kon wax dëgg yàlla macha allah dama koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu gunge mu ba si karam ci barke Serigne Touba loolu daal laay ñaan yàlla ko yàlla bàyyi saxal ko fi mu jiite njabootam gépp ci barke Karam Bousso. waaw foire moom wax dëgg yàlla am na solo quoi am na solo trop vraiment suñu xol sedd na lool ci foire bi quoi vraiment ndax gis nañ ne gars yi liggéey nañ am na amélioration tamit quoi waaye vraiment moo tax vraiment ñu ngi kontaan daal bu baax a baax ci liggéey bi vraiment. No!